Ndeye Fatou. Papa Thione. mën ngaa fecc comme nii. ah xanaa nga jàng wala nga wan ma rek nu ma koy defee. nga jàngal nga bëggoon a wax léegi de ni nga yeewoo waaw nga ne ko def yi xaat wan ma ndaw ma mën a fecc. man aayuma ci nag. man mosuma la gis benn soirée lu tax benn. bokkul ci samay façon. wala musée moo dul nangu guddi. waaw xam nga rek monsieur Mbacke moom. bu ma demee ci xasaa yi di xam naa ci lay gën a nangu. kon nag monsieur Mbacke na nga def. maa ngi fi bii sorti de moom xam naa kenn amagu ko ndaxte renversement lañ ko def. gis ki nga war a laaj moom la ñu laaj. waaye dañoo nag artiste nag. Massa Tali laa war a suul de. am na lu ma la wax léegi. xam nga man xam naa acca. ayca loo bëgg a xam. waaw kay jërëjëf Papa Thione comme ni ñu ko gisee rek artiste la ñu toogal def nañu yëfu artiste macha allah ñu ko ci félicité ndax bi yoon moom laaj nañu tontu nañ spontanément te tayuñu ko benn yoon loolu moom yëfu artiste nga ma def mais ma di la nuyu. di nuyu auditeurs ak téléspectateurs yi suivre seen émission sortie comme ni ngeen ko gisee Thione Ballago Seck Papa Thione moom la ñu dalal ci seen émission sortie ci ay bés bi lee Papa Thione ma bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs et téléspectateurs yi. ma nuyoo ci parce que ba téléspectateur Walf moom miin nañ leen. di leen gërëm ci seen disponibilité parce que xam naa ne jamono ji xat na lool waaye def ngeen tout pour que ñu def émission bi di la ki delloo njukkal itam parce que vraiment sonn nga ci lool may xamal sa patron Sidy Lamine ne ko sonn nga ci lool pour lii am donc na la buuñaa waaw jërëjëf Papa Thione waaw gis nañu le son l'artiste bi ñu suivre léegi macha allah muy son bu neex mu may ma laaj la gëj a dégg bi lan moo ko waral maanaam pour nga génnee album dafa mel ni depuis 2009 bi nga génnee jaaga ba léegi kenn gisul sa album ci scène musicale bi. waaw loolu dëgg la depuis 2009 moom laa gëj a génne album bi ñu woowee jaaga daal mooy sama dernier wax dëgg yàlla mais. du caagee nekk dama amul lu ma wax dafa fekkoon ma nekkoon ci stratégie ak nu may xool ba yoonu waali kon waali nga doon xàllal waaw parce que depuis booba ci boobu opération la ñu nekkoon léegi nag moo tax léegi nag pour war na nekk ba léegi mën naa mat moo tax may génne 8 album. 8 album. waaw album bu ne ñaata titre la waram. compté guñu ko. compté guñu ko mais bu ñuy def classement bi. soit ñu ne bon nañ def 10 par album wala 8 7 ba ça dépend rek. 8 album loolu moom dina laaj liggéey dina laaj tamit ay ressources humaines yu. macha allah laaj na liggéey doom laaj nay koppar laaj nay insomnie yu bëri laaj nay lakkar ceekal laxas. metti na trop mais nag comme maa ko sumbi faw ma naan ko ci kàttanu yàlla. dina yomb ndax yaakaar nga ko. yombul mooy parce que là déjà ñi woyagum. rien que Sénégal ñu ngi ci 89 léegi bon bu ñu respecté accord bi ñu am ak les musiciens manjaku parce que njaago itam xam nga Sénégal la ñu bokk. donc ñoom il faut que ñu am seen. il faut que ñoom tam ñu taxawal seen drapeau. le drapeau manjaku comme ni mu amee séeréer ni ñu woyee ak joolaa yi ak tukulóor même chose donc dinañ nekk ci boo ci yokkee 9 di en tout cas daal baar bi ñu ngi koy tëj ci 100. 100 personnes yu war a woy ci album bi. non 89 yi moom woy nañ ba pare. kon 11 moo leen dese. voilà léegi ñu mat 100. léegi nag su ma doon génnee parce que ku nekk 3 morceaux ngay woy. pour par exemple Ndeye Fatou Ndiaye mi woy 3. waaw su ma doon génne benn morceau ak ñi woy ñëpp il faut que mu nekk ay 9 albums 9 CD. pour ñëpp mën ci xaj. pour ñëpp mën cee xaj. ban nécessité nga gis ci génne 8 albums ak tamit dajale 100 artistes pour ñu woy. waaw xam nga boo demee ba am yenn at yi comme ni ma ko waxee ci jour anniversaire bi yàlla may na ma 63 ans. macha allah donc atu jullit comme yonent bi mooy suñu référence moo tax ñu ñuy jéggal ëllëg
mu ngi dund 62 ba jëm 63. jullit bu ko dund na loo ngi teg rek bonus la. fi mu nekk nii dara maa ngi dund bonus ak sursis nag. ah sursis pour. Fatou ma ne. waaw maa ngi dund bonus ak sursis ndax romb naa. non dese na la lu bëree bëri. amiin waaw dese na la lu bëri. mais si sa wax yaa ngi ne Wally nga doon xàllal moo waral 2009 ba léegi génnewoo CD ndax jàppoo ne mënoon nga def sa waar moom it mu béy waaram ci tool bi. non parce que c'était trop compliqué. trop compliqué il fallait que ma concentré wu carrément ci Wally gi. xanaa yaay bindal Wally wëy. mësuma ko bindal wëy nag. yaa koy encadré buy wëy naan ko yéegalal fi wàcceel ba. dama fekkee sax buy dem studio di wëy. ah kon kay lan mu tax mun la teree génnee album. non c'est que il y aura toujours des non-dits. te ñun duñ ci am dara. déedéet Walfadjri leeri jamono. déedéet xaw ma leeru jamono xaw ma lënd mu jamono waaye bi ma bokk ci. Walf. waaw non bi ma bokk ci bàyyi noonu rek il y a des non-dits. moo taxoon nga def tekk rek le temps que Wally mën a percer ci musique. il fallait que ma xalal ko yoon bi. il fallait que man ma dem toog làqu tuuti xam ne ku ñëw penc bi Wally rek ngay gis. foofu sa fans yu mel ni man foofu ñoom ñoo ci am lu leen métti. daan nañu xuloog man kay. waaw naan ma dañuy imposer. Wally mënoon na jaar yoonam nga jaar sa yoon. mais non dama bëggoon yoon bi gaaw. tey jii yegg si na fenn moom. alhamdulilah. waaw yegg si na fenn ñu gis comme yaa ma may ñu dugg ci Wally yi xam naa dañ ciy def nii rek. jaar jàll boros rek daal di jaar autoroute dem. moo xew nag. moo xew de Wally. maa la wax loolu de. Faramareen. pire. ñu wax ci morceau d'accord bi mu woy ah ma de Dakar gi ci yoonu Mbadane kenn ko moom mooy Youssou Ndour. yow yaa wax loolu de. ah loolu laa dégg muy woy ba ma nekkee tout tànk ba tey mu naan Dakar gi ci yoonu Mbadane kenn mënu fa dem. Wally ñëw ne dem naa fa dem ba ca toolu xaal ba. duma la may naada ah Wally màgg na kay ndax fi mu ne nii nag moo ngay léebu ci ay woyam boobu woy ak boobu morceau ñu bari dañ jàpp ne fenn la jëm muy côté kër Youssou Ndour ndax loolu la. Ndeye Fatou. yow vrai journaliste nga. parce que wiiri nga wax ji ba tudd fi Youssou Ndour. te newoon naa la Masta Taji lay war a suuri bul ma laaj Youssou Ndour bul ma wax Youssou Ndour man yéen journaliste yow jaxal ngeen ma. Ndeye Fatou. waaw. xam nga duñu romb ba Masta Taji rek ba. kon Wally daal yegg na ci Dakar ba te yoonu Mbadane donte kenn mënu faa dem. léegi man tee naa tànk Wally dégg nga. dootu fa yegg dootu fa yegg. waaw moom Wally defoon fi Bercy daaw Youssou Ndour def Bercy mais gisuñ fa Wally Seck lu ko jiitu yow sax waxoon nga fi ne Wally dootul invité ci événement am papaam Youssou Ndour même si récemment nee nga Youssou papaam la. qu'il vente qu'il pleuve ou qu'il neige. Youssou Ndour papa Wally la. Youssou Ndour woy na 35 ans xaw ma 30 ans balaa Wally di woy. mënuñu bokkuñu génération li ma wax barki démb lii Wally di sol Youssou Ndour du ko sol bokkuñu âge kii papaam la Youssou Ndour man ñaari at laa ko magee donc man fu ma Wally di wooyee papa dafa war a wooyee Youssou Ndour papa te papa la koy wooyee sax te Youssou Ndour Wally a beaucoup de respect pour Youssou il a beaucoup d'estime pour lui. pourquoi ñu bon. mais lu tax su invité Youssou du ñëw. waaw mais invité woon na ko Bercy mais Youssou demul. non ci anniversaire ba Méridien ba ak Bercy ba yëpp. ñëwul invité na ko dëgg la. waaw. def ko pour lui invité d'honneur. jël photo Youssou sax def ci fond de scène. waaw d'accord waaw. mais ñëwul moo tax ma ne ko stop. léegi baax na. darul invitation léegi. darul mais. que loolu am u ñàkk am il restera toujours le père de Wally. waaw mais nag Wally nag dafa taxaw wax nga ko dafa xew. non dafa xew dafa taxaw. te day musique. ndax jàpp nga ne loolu tamit dina bokk ci liy indi peut-être benn rivalité même bu dee papaam la mënut a ñàkk ndax garab ci kaw la ñuy fekkante. ay waay Ndeye Fatou yow Nam Ndiaye Ndeye Fatou naa Nam Ndiaye garab ci kaw lay fekkante weddiwuma loolu. xam nga. yàlla moom jamonoom te yàlla ku am fulla la gis nga futur président bu Sénégal futur Sadio Mané futur Ndeye Fatou Ndiaye futur Thione Seck futur Youssou Ndour yàlla defar na ko ba paqueté ko ba teg wallaay amul kenn ku am maqaama ne man maay
boucher génération bi yëpp léegi gis rek am na fu mu yem. gis nga Wally mi itam bu defee wàllam ba pare. futur Wally ngi ñëw. jamono gi suñu borom moo ko moom te ku ko neex lay samp. dëgg la Wally nag yàlla moo ko def ci xolu nit ñi. man sax affaire bi daf maa jaaxal. est-ce que doo fan sam sax yow ci biir. ah kay man mi nga xam ne gis naa lu ne dem naa fu ne téye naa lu ne. non man kaw Wally man daf ma dépassé. phénomène la. waaw donc te loolu am na loo xam ne yàlla rek moo ko man donc ba dañ ko jàppe noonu. du ñëpp nag ñoo koy jàppee noonu. waaw mais c'est normal ba c'est normal mais tam xam nga rek àdduna moo ni mel. mais d'accord nga ne Wally ak Youssou Ndour tam mën nañ leen teg ci balance ndaxte ñoom ñëpp ñu ngi génnee cassette ñoom ñëpp ñu ngi jéem a toucher public. ñoom ñëpp ñu ngi tëgg si ses di tëgg grand théâtre. bu ma leen tegloo ci balance Ndiaye kii bàyyam la bàyyil Wally nekk ca balance bi gën a ndaw ñu bàyyi bàyyam ci balance bu 10 bi amul problème. d'accord nga comme son d'accord. d'accord naa la ma ne. ah son bi d'accord la tudd di son Wally boobu noonu. waaw kon d'accord nga comme ni mu tuddee son bi d'accord ni Youssou papaam la Wally doomam la waaye it ñoom ñaar ñu ngi ci scène bi te it mun nañ leen jàppee comme ñu mën a toucher public bi. attends ku nekk bëgg cee nag jël le maximum ndax showbiz da koo laaj. xam nga dama la wax léegi ne la yàlla moom jamonoom. ñaata yoon nga gis mbër mu nekk au sommet pendant des années benn mbër bu bees ñëw teg ko pression song ko ba daan ko loolu dafay am. waaw ñaata yoon nga gis benn homme politique bu ñëw par exemple je prends le cas du président Macky Sall. mais président Macky Sall bi muy ñëw amul parti am déet. waaw je pense que ni que ba 3 ans la def jël réew mi. yàlla moo ko namm. te ci keppaaru maître Wade la jógee. mais moo li ma la wax. ba wutu ko ca palais ba. waaw léegi Macky Sall la ñuy wax monsieur le président. ñu jeexalee foofu Youssou Ndour nee na nag il a pris acte ci sa dernière sortie bi nga def wax ci yoo xamante ne daa jàpp ne bi yoon daal grand moom dugg na ci diplomatie seen diggante bien que ay at a ngi ni ba ma nekkee tout tànk ba léegi Youssou Thione dama cee màgg ba xam naa ne xanaa du ma ci dee nag gëm naa ne du ma ci dee comme léegi diplomatie dugg na. moom li mu wax leer na de dafa ne rafetlu na ñëw bi ma dem ba foofu. waaw parce que su ma déglu woon fans club bi du ma fa dem. Futurs Médias. waaw parce que ñoom dañ ne bëgguñu ma dem foofu parce que émission bi mën na dem ba am ay coow te ñoom dañ may sori maanaam man dama leen di sori. ma ne leen nag dëgg-dëgg dinaa dem moom xam naa dëgg la nee na il a pris acte. rafetlu na ñëw bi. mais ne Fatou Sénégal mënul dëkk yi Thione Seck Youssou Ndour ba kañ. Il y a des choses beaucoup plus importantes que Thione Seck Youssou Ndour. Youssou Ndour icône bu musique sénégalaise la. Il a fait un chemin, il a poussé la musique du Sénégal trop loin. Il mérite sa place. te man je n'ai jamais contesté son leadership. mais nit ñi ñoo teg foo xam ne àggu fa. mais c'est pas parce que il est Youssou Ndour que lu mu wax man d'accord na. je dis non quand il le faut. bu kaas jotee ma kaas. mais je n'ai jamais contesté son leadership. waaw mais li nga may wax nii c'est trop bon pour être vrai Papa Thione. mais moo jóge ci bojo bi mu mujjee génnee nag. bojo déggoo li ma la wax. quelques jours après d'accord bu Wally Seck. xanaa déggoo li ma la wax. dama ne ko su ma la joxee carton rouge moom laa koy jox moom Youssou Ndour. je l'ai dit dans une autre télévision. parce que par rapport à son rang waru woon dugg ci gàmm boobu. tontanteeg Wally. mënuma wax ne Wally lay tontu comme mënuma wax ne tontuwul Wally mais dama ne. waru woon dugg ci gàmm ba naan les jaloux. il n'a jamais fonctionné comme ça xaw ma kan moo ko ci dugal mais dugal na ko ci erreur moom c'est un grand artiste. parce que man duma fàtte mukk. je dis bi ma defee invité d'honneur bu Bercy mais man mi tax wala jàkkaarloo. Bercy 2008 waaw. nombre de personnes yi xam noonu devant moi ma gis. ñii di jooy à chaudes larmes ma gis. mais loolu
man sax ba daf ma jooyloo. man loolu man mënul génn dans mon esprit. et Thione ak Youssou bu ñu amoon bruit depuis 20 ans. comme ne nga da nga cee màgg. mais après Bercy boobu alhamdulilah suñu borom defar na ko foofu. pourquoi après Bercy y a eu. malheureusement nag suivi amu ca. après Bercy y a eu sa journée de dédicace dem naa ca. jël ci seede yi ñaan pour mu dox jar. après loolu soirée fondation dem naa ca way. après loolu Gaston Mbengue def na benn lamb daf ñu invité d'honneur ñu bokk toog Sénégal yëpp di ko rafet. mais continué wu leen ko. ah déedéet continué nañ ko. mais seulement L'Obs moo yàq lépp. L'Obs moo xëy yàq lépp. voilà te nag j'ai pas compris parce que on peut pas vouloir une chose et son contraire. man ni ma gisee en tant que artiste comme moom di doomu aadama tam di réfléchir. L'Obs moo wóolu woon dugg ci loo xam ne day indi bruit entre man ak moom. parce que ku moom L'Observateur du Youssou Ndour. waaw bu fekkee ne ñaari artistes yi pendant un très longtemps mosuñu bokk seen lii dafa ñu xam moom wax na ko. bi muy woy nee na su fekkoon ne dëgg ma mas wax lu ñaaw kon suñu gisee bii tey. du neex bu fekkee ne man mas naa la wax lu ñaaw kon suñu gisee bii tey du neex. xam nga kon maa ngi moom kenn mësul wax sa morom lu ñaaw. waaw mais j'ai pas compris la position de L'Obs pourquoi mu. L'Obs dafa joxe information relayer une information. erronée sans vérifier ba pare. info boo xam ne dafay wàcce daraja nit. dafay yàqal nit tel fenn loolu kenn du ko nangu ndax kenn du ko def moom. L'Observateur lan nga leen di reprocher. mais le fait que ñu xëy rek benn nit ñëw rek ne Thione Seck dama ko jaay terrain 10 hectares. mu war ma jox 100 millions. da am na financement temps déjà moom moo ma catu. am na financement temps. ba léegi nangu maa jox sama xaalis. ok. ñoom vérifié wuñu laajuñu bind rek comme ñun ñaaxaanaay la ñuy tëdd rek. Thione Seck fang en première page droit et le risque loolu wër na àdduna ngay faat yow. te woowuñ la téléphone laaj la sa version. wallaay azim j'ai pas compris ça. te buñ ma laajoon wala ñu ne ma Thione am na ku ñëw wax lii kat ñu ngi waaj a bind loo ci xam. dama leen di woo ne leen preuve yaa ngi nii kii li mu wax dëgg la mais contrat de vente bi nga xam ne moom la ñu amagum. parce que bu ñu koy finaliser vente boo gis ça se finalise chez un notaire. am nga ok mais comme financement international la du gaaw. ñu ne chaque 3 mois léegi contrat bi ñu signé nii dañ koy signé 3 mois. bu financement bi ñëwul ba 3 mois yi jeex le contrat là est nul dañ koy xotti defaat beneen bu 3 mois. le contrat est là. mais ñoom laajuñu ma léegi nag contrat bu njëkk bi balaa muy jeex fekk man maa ngi tournée américaine. bi mu ñëwee laa fekk waa jooju nekk en prison. ba léegi nag moom bi mu génnee en prison nag bon xam nga rek soxla xaalis daal. chantage la doon def xam nga. te mais L'Obs moo waroon dugg ci loolu. waaw mais L'Obs ñoo def loolu Youssou deful loolu xëy na bañ koy def réunion de rédaction ba di ko publier xëy na fekkewu ko. non dama ne la. def naa quelques semaines. di xaar comme moom te dégg na ne que affaire bi naqare na ma ndax maa ngi wax woowuma defuma dara su ma woowoon ne ma grand bàyyil ma yónnee la ay journaliste nga def sa réplique. comme l'a fait un jour Sidy Lamine. Walfadjri. waaw mas na bind benn parenthèse ci man loo xam ne c'est fou. bi ko Sidy yéegee dafa ne ma suba ma yónnee la journaliste nga def réplique. au moins mais moom xam nga tubaab nee na qui ne dit rien consent. journalisme sax dafa dicter droit de réponse bu nit buñ ko tuumaalee dara am na droit répondre. mais le fait que moom waxul dara ça m'a un peu choqué. par rapport ak rapport yi ñu mujjee am ak yu rafet yi ñu waxante yëpp moo tax ma def sortie bi ak Ndeye Astou Gueye boobu tam mu ngi Walf. waaw. lu mu tontu. wax ju sew moo ma gën a jaxaw ma ceeb bu sew moo ma gën a wax ju sew. loolu nag moo gën bon defarul daal defarul. foofu moom vraiment juum na. mais baal naa ko. baal nga ko léegi li ma soxal mooy. waaw. sama rakk la
li muy am na ko li ma am naa ko. mënuma koo xañ mënumaa xañ. yàlla mooy joxe dépense yi te du añ si du reer si. par rapport ak at yi ñu am léegi li ma war mooy suude. sa digganteeg moom kon dem ak dikk dafa mel ni kon du luy am souvent. bàyyi la ak doomam waaye loolu yàgg na def na 2 ou 3 mois. dafa ndànk dafa ndànk. des fois tu càkkati gin man de yéen la li ngeen dégg jaaxal na ma sama xarit Ahmed Amar moo doomam bu góor moo doon jël doomu Youssou Ndour. bu jigéen. waaw Ahmed Amar laa gunge ca kër ga. ñu naan yow la ñu bàyyi lee doomu Youssou Ndour bàyyi naa àdduna. gis nga ko de gis nga ko de kenn bàyyiloo ko doomu kenn bàyyiloo Thione Seck doomu Youssou Ndour. sama xarit Ahmed Amar bu NMA Sanders. waaw moo doon doomam bu góor moo doon takk Ndey Soxna. doomu Youssou Ndour. waaw mais man Ahmed. sa nit la. depuis 45 ans ñu ngi ànd. ba ma ne dañuy dem ñaani kër Youssou. yow lañuy xaar ma ne ko xaaral sax ma jiit leen ci buntu kër ga. biñ demee waxtaan nañu maag moom. lékkate man kër googu sax mas naa fa ñëw te xaw ma ne foofu la dëkk parce que album Orientissimo. waaw bi ñu koy démarré. foofu dafa amoon studio enregistrement. ndekete yow. ndekki kër Youssou la. waaw man na ko mais fii mas naa fi ñëw mu ne waaw. bu ñu jógee ci loolu sur le plan international wax nga ko Orientissimo génne woon nga ko mais dafa mel ni yow album international bëriwul ci li nga koy faral di kii surtout ay sonorité internationale surtout. xam naa ne daal Orientissimo. xam nga nag bon. question d'ouverture la. ak de xam nga nan la ko mën a expliquer ak tam vision musicale boo xam ne ñii dañuy ànd ak yow ci nii. ñii duñu ànd ak yow ci nii. Orientissimo ça a été très bien fait. ça a pris du temps. dem nañ fi Inde Madras Égypte Paris. Dakar ay yoon ndeysaan gis nga rek. ku ñuy wax Henri de Bodina moo nekkoon PDG bu Sony France. bi mu ko nekkatul. la lëkkaloo ak Ibrahima Silla Henri de Bodina moo produire woy boobu amoon fi temps ñu koy wax Lambada. xam nga Lambada waaw. ok alors mais gis nga ndeysaan balaa li ngi teg di sax bay màgg. Ibrahima Silla mu ngi ci biir suuf. donc nga xam ne bon. lu egg rek. suñu borom la neex. mais c'est bien fait. waaw tax na nag. comme li question bi nga ma posé avant ñuy wax pour 8 albums yi. li tax ma jël boobu direction tuuti parce que dañoo wax ne le mbalax était inexportable. et que man sur ce je veux prouver le contraire mais n'empêche. wàññi naa tuuti dose mbalax bi ba nga xam ne bépp déglukatu musique ak foo mënti nekk lii. je pense que dinañ ko consommer. ok maanaam da nga ci viser daal public international bi. j'ai pas le choix parce que d'abord j'étais obligé ma woy ko en français parce que wolof bi fi la yem. le reste dégguñu wolof. te soo bëggee ñoom ñu reprendre ko ñoom ñëpp dans leur langue ou bien en français parce que y a des pays. francophones donc je suis obligé ma def ko en français. mais. musique boobu nga wax naan ma tegu ci contexte international bi bii de bu ki tegawul yaakaaruma ne que mu mën naa def beneen. mën nga def musique boobu nag am na jafe-jafe surtout au Sénégal ndax fi mu toll nii waaw dafa compliqué parce que temps yi ñoo nekkul benn temps yi c'est-à-dire. temps bi ñuy fecc ñun. ak temps bi européens yi di fekk. bokkul ñoom ils dansent en contre-temps. décalage bi lu ko ci waral. binaire bi la ak ternaire bi loolu moom xamoo ci dara binaire ak ternaire. déedéet xamaloo ci dara. waaw mais musique sénégalaise ci boppam. génnee album bëreetul gis nañ ne yéen surtout yéen les ténors Thione Seck Youssou Ndour moom muy yéene Baaba Maal Omar Pène Ismaïla Lo gisatuñ seen présence ci génnee album. xam nga Baaba Maal. moom léegi muy gën a accentué ci acoustique bi. l'acoustique passe mieux. waaw
l'acoustique. waaw ay guitare nii kii ak comme toog nii gars yi di tëgg leket. waaw ça passe mieux que mbalax bi. mbalax bi waaw mais pour génnee bi lan moo waral seen génnee di yéex léegi. dafa metti doom te xaalis ba lay laaj wala boog daf may sponsoriser na. waaw jaral na maa tukki ba Haïti pour defal la ko sponsoring la laaj mais pirate aussi piraterie bi bokk na ci li leen sonal. pirate moom yaakaar naa ne contention bi mission yi yëpp am ak ñoom. bu yeboo daal ñu làqu ci ginnaaw wàll yu baax a baax ba yomal xiyaam ñoom foog ñu parquer leen benn côté. parce que musiciens yëpp seen droit la ñuy laaj balaa ñuy bouger. kon dinañ fa yàgg. dinañ fa yàgg rek. si biir pirate yi nag dafa am ñoo xam ne ci staffu musiciens yi dañ ciy bokk. gëmma loolu. am na ñu ci jàpp. non gëmma loolu gars yi ba dañuy wax nii. fii ci studio yi lay faral di jóge de. non mais des fois da ngay taxaw ci feu rouge. waaw man allo Papa Thione. ça va bien bëggoo bi parce que waaw. loi bi voté nañ ko mais application bi. ndeysaan mooy moom la gars yi osé wul pousser. loi bi. ça a été voté devant ñun man Youssou Ndour Ismaïla Lo Baaba Maal ak kan est-ce que xaw ma ki ne la ñoo nekkoon assemblée. keroog laa mas a toog sax bu xool en direct ku ne wax ndeysaan dem si yàlla si Latif. Abdou Latif Gueye. Abdou Latif Gueye. yal na ko yàlla yërëm. jour boobu. moo nekkoon président bi. moom tam bi mu waxee wax. waaw. ba ne à partir de ce jour xamante ne la loi sur la piraterie concernant les musiciens du Sénégal a été adoptée et votée til. ci koy taw nga am mbégte lool appliqué wuñ ko mais musiciens yi tamit juboo wala solidarité bi war seen biir bañ xeexal seen mbir mi seen bopp kay bu ngeen bokkoon dajaloo def dànk. ça n'a rien à voir non xam nga su fekkoon ne xam nga kii dañuy wax ne kii vole un œuf volera un bœuf. xam nga bu fekkee ne dañ jël kenn mu servir d'exemple ku ñu fekk ngay pirater ñu la si daj la 6 mois xam nga loolu masta am amagul bu nga ko defoon benn ñaar ñett ñi nga xam ne ñoo leen di jox CD yi pour ñu taxaw ki tali bi ñooñu bu ñu leen ko joxatee ñoom dañuy bañ parce que xam nañu li nga xam ne moom la ñuy risqué. waaw je profite de l'occasion pour dire président Macky Sall mastata li lay war a suuli comme yaay chefu Sénégal yoo la fi yàlla teg dañoo bëgg nga dimbali ñu joxuñu ay exemple piraterie yii. waaw mais am ngeen société tamit buy sàmm droit d'auteur Soda. waxuma loolu ñu raafal ci 25. président maa lay ñaan loolu. waaw joxe ndigal rek ñu raafal 25 ñuy jaay CD. ñuy jaay CD ci bopp kii feuille yeeg yooyu. dóor ku ne 6 mois. dóor ku ne 6 mois mais droit d'auteur am na ku ñu leen koy sàmmal. mais c'est ce qui nous pirate. ont beaucoup plus de moyens que c'est ce qui lutte contre la piraterie. contre la piraterie. loolu mooy problème bi. dinañ mën a am benn jour duo Thione Seck Youssou Ndour Ismaïla Lo Omar Pène Baaba Maal. ci album mu ngi ci projet bi. yaa ngi leen di approché. mënuma def projet bu mel nii te boole ma ci Youssou Ndour Baaba Maal Ismaïla Lo Coumba Gawlo. mais approché nga leen. ki ne la waaw mais ténor yooyu ma la wax mujjee. kon contacté gu leen pour album bi. yow nag kon sax yow kon sax wax yow doo suivre événement yi man je le dis parce que dafa ne ñooñu ñooy mujjee. d'accord ku mel ni Fatou Guewel. waaw. ba ki ne la moom dugal na benn morceau gum parce que dafa waroon dem voyage. ok mais ñooñu ñëpp ñooy mujjee. di nga leen boole daal ci kii bi. les ténors les vrais ténors le reste yëpp ay boy lañu. waaw ay boy lañu ñu dugg nag ci beneen formule. waaw formule li fi jotoon a am rek muy sa contentieux avec la justice fan la mujjee après sa liberté provisoire bi am nga ci non-lieu wala da ngay xaar procès wala. boobu moom waxal ba suba boobu moom Ndiaye waxal ba suba. waaw boobu actuellement mu ngi ci loxoy justice. mais foo ci toll. xanaa di leen xaar rek ñoom ba xam lan la ñuy décider waaye boobu moom. waxal ba ëllëg nag Ndiaye dëgg-dëgg na boobu moom maa lànk.
yaa lànk. bu lànk. ah kay maa lànk. ah parce déedéet. que yéen xam nga yow. waaw. sax nit ku baax nga. ndax ba ma nekkee foofu wax dëgg yàlla ba seet si nga ma. wax dëgg yàlla. waaw maa wax ko ca kaw nag. jéggal. moom wax dëgg yàlla. bi ma nekkee ci boobu tolof. ah ñëw na seet si ma. andil may orange ki pomme. nangam ndeysaan masawu bu baax. yow gis nga foofu. waaw. ba nga ñëwee gis nga. fañ toogan di waxtaan. bàyyi ñu yem foofu rek Ndiaye ndax. dafa métti trop wala. non mënul neex. waaw buñ la sorelee. waaye nag man fekk naa la ci condition yu normal nga toog ci sa chaise nekk ci sa peex di feexlu ci biti yow ama woo fa woon jafe-jafe. déet waaye nag bu 6 heures guddi ñu ne ma ràppate. dugal bi nga doon bay. waaw loolu ci sa vie. marqué na ma nag à vie. waaye ci benn côté damay jàpp ne que jullit laa te natt du wees. te dinaay dégg mag ñu baax naan yàlla ku mu bëgg fokk mu tegale ay nattu. fooguma ko woon nag dans ma vie. lu tax. non parce que itam du ma prévoir loolu. tout sauf ça mais li ko indi tamit waroon nga xaar ne. leneen mënoon na la ci fekk aussi. xam nga di nga gis. ku deful yëgul tinul yore otoom. di ñibbi këram fiir nit ko faatu. obligatoirement ba dañ lay téye ba dañ lay tëj même bu dee sax benn temps. xam nga ko foogu ko woon. xalaatu ko woon. noonu la mel rek. noonu rek la mel waaye bii nag infraction la papa xam nga rek boobu moom tamit nekk na loo xamante ne yoon da koy bañ. infraction ak. demb action ak mal action dama ne. xam naa fi nga jëm da nga bëgg ma défendre dugguma ci Ndiaye. doo défendre baax na. da ngay capituler. waaw. déet. je capitule. da ngaa bañ a capituler. défendral sa bopp. pour ni mu leer ci bopp nit ñi de. non baax na. de façon xam naa ne daal on m'a glissé une peau de banane j'ai marché là-dessus. jeex na. kàmbale la gasal nga dugg ci. loolu nga ma bëgg a expliquer. parce que ku ñëw di la wax phobie nga di ko mën a def ak moom xam naa ne kàmb boobu noonu dañ la cay dugal kon. mais man xaw ma woon ay phobie la. su ma ko xamoon kay. te am créé na fi woy sax xaalis. non maa ngi bind man. fi ngay bañ a dem côté boobu. waaw kër yu sundur xaalis. ba mu génnee ñëpp ni Thione Seck moo ko waral. Youssou dégg nga. Youssou ba ne xaalis bi muy génnee ñëpp nee nañu Thione problème phobie boobu moo ko waral. Youssou dégg nga. léegi yow yaa ngi defaat beneen texte pour xaalis. et puis sax mais sax yow booy Youssou sax yow bu luy fashion c'est quoi. waaw oto bu fashion kër gu fashion yére bu fashion comme sa veste bi sa noir blanc bii nga def nii studio bu fashion. et puis booy bu ko jël ndaare foofu. looloo ma jaaxal. nga tontu avancé da jël ndaare foofu loolu jar naa lijjanti. kon dossier bi nee nga yoon nga siy déglu amagul lenn loo xamante ne avancé na ci xaaroo mu gën a corsé wala wala jàpp nga ne fi mu toll nii moom. Bilaay Ndiaye xaw ma ci dara. pourtant nee nañu malien bi ñu jàppandoo woon ak yow ba léegi mu ngi ci kaso bi. bàyyi leen jàmbur kooku xamuma ko. xamuma ko. loolu Ndeye Fatou doo avancé ci beneen. di waaye may ma boobu tuuti rek. déedéet bul dem. malien bi xamoo ko xamula. bàyyil boobu dossier nañ dem. et si c'était à refaire nag. comme la. comme loolu rek transaction yu mel noonu. am na benn way bu mu way ma ciy wax naan ki muus mooy ki ñu naxoon daaw. dégg nga way boobu. waaw. ki muus. waaw mooy ki ñu naxoon daaw. ki ñu naxoon daaw. ça veut tout dire. kon daal dootu la moos bu ma dagalee di dagale pour génne sama production. ñu ñëw fexe ba yóbbu sama 85 millions. yóbbee ma coow. ñu teg ma place 8 mois. bala nga ma koy defaat. mun naa ñëw tam proposer la beneen tournée rek
tegal la ci table bi 4 milliards ou 5 milliards. waaw mais su boobaa bi yoon ba samay bokk laay woo ñu toog. ay seede nga ci bëgg. waaw. loolu leer na c'est vrai que artiste nga mais am nga regard tamit ci askan wi tolluwaay beeg nekkin wi fi mu toll nii réew mi comme Marodi ni nga ko wéyee woon jamono métti na wala neex na. métti na. lu ko waral. xaw ma lu ko waral bon de façon ak nu mu mënti demee xam nga tam buy ñëw doo ko foog. je reconnais que dëkk bi métti na. waaw loolu moom ñëpp a koy wax. boo ko waxul vraiment. di nga dugg ci gaalu naafiq. mais man lu ma ci man yow. mais parolier nga di ngay wax ñuy dégg mën na am ci sa musique. mën nga cee wax. ba ñi war a jooyanti war ko cee mën a def. loolu koy wax naa ko bu yàgg. Marodi waaw. diwlin suukar saabu ceeb bi meew bi seer na woy. waaw. mën na am nga remix ko sax pour fàttali ko nit ñi. bon waaw. war na ko mën a tàngalaat. c'est pas impossible mais nag xanaa da nga may yokkal ay baat da nga may yokkal ay baat xanaa. waaw dinaa ci kontaan lool. acca waaw jeex na. di nga politique. non pas bokk xam nga comme li kanam sax comme yàlla rek moo ko xam. pour le moment non parce que je n'ai jamais fait de la politique. waaw mais mun nga ci créer benn mouvement rek xam nga dafa xew. non man du ma genre boobu parce que man mënuma jàkkaarloog nit ñi di leen dégg loo xam ne wóor na ma ne que li ma wax nii du ma ko def. foofu lu ma fay dégg ne politique dara du ci dëgg. en général politicien bu la waxee 1985 yi day wax nii rek du ko mën na ko bañ a def parce que dañ ñu ko wan ñu gis. ensuite gis naa ne il faut commencer par ses propres amis les terrasser. nga terrassé leen ba pare su soog a songu say adversaire man àddina jaral lu ma loolu. waaw dafa xew nag. ndax gis nañu ku mel ni George Weah footballeur jiite ab réew te lu ko jiitu tamit amoon na ca Amérique latine kon nag jàpp naa ni ku dul technocrate comme niñ ko tàmmoo politicien classique yi mën nga war a mën a laaj réew wala mën nga bokk ci langue gi bokk ci décideurs yi gis nañ tam woykat nekk fi ministre Sénégal comme Youssou Ndour. waaw xam nga Youssou moom a opté pour faire de la politique. Thione a opté de ne pas faire de la politique c'est tout. et c'est définitif doo ko def. waxuma ne dama ne dëgg man la pour le moment. pour le moment. waaw mais am nga ci buntu sa goro Bougane dugg na ci politique bi. dégg naa ko nag. ñëwul sax pour sensibiliser la. laaj naa ko gëm sa bopp kiiwu la ci campagne la ci. laaj naa ko ma ne ko yow. waaw. bu da nga yëngu ci politique léegi lu mu wax ma ne ma père. kay dañoo baax rek moom daal foofu la ko kal. tey def ay tournée dañoo baax rek. ma ne ko Bougane. mu ne ma père. gars yi dañoo baax rek. dañoo baax baax na amul problème. bu laajee réew mi di nga ko soutenir. waaw yow tam. bu doon campagne di nga wër ak moom 45 départements yi. maa koy jiitu foofu. kon di nga def politique. dëgg man la pour le moment. def mu politique. mais fii ak 2019 février mën ngaa dugg ci langue gi wàcc ci politique bi. ça dépend. déet yow Papa Thione nag doo def xaw ma sens xaw ma ci sonorité yi. dama ne la pour le moment comme xaw ma liy xew ci kanam. waaw mais Bougane moom di nga ko soutenir bu wàccee ci langue gi. laaj réew mi bañ a soutenir itam. foofu di nga fa def forme de politique. mais dama koy def ba mu baax parce que Bougane sama goro la mooy seeg sama taw bu jigéen kay. waaw foofu rek nga koy teg mais du teg bokk ci idéologie bi muy développé. idéologie wala programme am wala yooyu. xoolal ma foofu su boobaa. ci ngéwéleologie laa koy teg ngéwéleologie en tant que ngéwélologue non maa koy jàppale waaye yow ba mu xeeñ. loolu leer na. loolu moom leer na ba tey ci tolluwaayu réew mi langue politique bi ak ni nga xamante ne langage bi ñuy utiliser surtout dem na ba léegi. comme xastante waxante lu ñaaw sulli mbóot looloo gën a fës yow en tant que artiste mais aussi fekkee nga fi ay régime yu fi succédé nan nga koy. xam nga man pourquoi ma bëgguma politique. d'abord damay gis tey maag Ndeye Fatou Ndiaye ñoo ànd. di xeex benn affaire mais man ma xëy dem transhumé
Ndeye Fatou bañ ma di ko yekk lu mel ni xamee man affaire boobu man mënu ma ko comprendre wala Ndeye Fatou ànd ak man ba mu yàgg rocceeku ndànk dem faral ka jiite réew ma ndax jox nañ ko benn 50 millions ak nangam. transhumance bi daal. mais man si loolu man mënu ma ko comprendre. man laa wax day. waaw bu fekkee ne loolu mooy politique. je comprends pas. ba doo jóg ci taxaw ne dinaa bokk si ñu ko fii dindi. loolu dugal nañu bëri ci politique. non bëgg a changer donne yi. ndey. bàyyi ma rek ma comme ay woy ba lañ ma xamee ba léegi. bàyyi rek ma woy njaay. le reste yëpp. loo ci mën a amit fi nga koy bare. te affaire yi lu mu gën di bari. procès ba fële. diggan di yàgg rek ba bàyyi rek bu ñu amee lu ñu def ci gémmiñ gi. naan ndox mu sedd teg ci ataaya. baax na Ndiaye rek baax na ngay ambassadeur de l'UNESCO jamono yi tout tànk yi di xale yi am benn mbir bu ñu seen nemmeeku ñu leen di sàcc ba pare am ñu ciy faat ci anam yu doy waar fi ne nii ñëpp a ragal benn parent nanguwoo sa doom dox yi ndax buy génn rek yaa ngi ragal ñu yóbbu ko ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy def loolu waaye itam boobu phénomène noo jàppee ne buñ ci taxawee rek dina fi jóge loolu boobu sas ki mu jëkk yenn ci boppam mooy président de la république parce que moom moo yor kiiraangi dëkk bi moom moo war a teg ay matukaay yoo xam ne ñooñu di def loolu du ñu am fenn fu ñu jaar wala bu ñu ko defee tam du ñu am fenn fu ñu jaar ba rëcc mais man en tant que citoyen comme ça nii li may jëkk a wax mooy lu waay di yooyu da koy nuru na parents yi téye seeni doom bu fekkee ne xale yi il faut que ñu jàng itam nañ ko def matukaay yoo xam ne defal sacrifice bi yóbbu ko mu jàngi nga joxe consigne ca école ba tant que ñëwuloo jël si ko buñ ko bàyyi mu génn rek parce que tam xale foog mu fooyi mënoo ci dara fokk mu fooyi ñi koy def tam xam nañ ne xale yi fokk ñu génn combat bu jafañ lay doon mais vigilance la laaj nga seen famille Seck Thione Seck Ousmane Seck Mapenda Seck Keba Seck macha allah ñëpp di ay ndaanaan ci woy États-Unis gisoon nañ fa Jackson 5 ñoom Michael Jackson seen famille def groupe Morgan Heritage gis nañ ko Jamaïque pourquoi cekkeen gisuñ fa benn groupe boo xamante ne yéen ñooñu dajaloowu leen ci di ci woy dëgg pire nga wax de Ndiaye dëgg pire rek nga fi wax Ndiaye waaye man démarré woon naa ko boo xoolee ay archive RTS yi waaw di nga gis ma toog en famille ak samay frères yooyu nga wax jiite ñuy woy ay woyu xaram bon mais nag xam nga ku nekk da ngay am sa vision da ngay bëgg demal sa bopp nag bon comme am nañ ci droit ba pare ki la créé Takkandeer Ousmane ma créé ko Ousmane dynamique unitaire bi lu tax ngeen kase ko xam nga ku nekk boo bëggee demal sa bopp def sa yëfi bopp dañ ci am droit waaw mais yaakaar naa lu kenn ñaara ko dàq de loolu mooy dëgg biir nga waxati waaye itam buñ ko fa xaaree Ndiaye xam nga ku ne li ko comme ku ne libre nga pour dem ñu bàyyi la ñu ngi dem rek du jafe-jafe moo ko indi ban jafe xam nga rek xam nga fii moom ku nekk da ngay dem ba yàgg genre bu mel ni yow ñu ñëw ne yaa dàq way grand bi créer sa yëf xam nga pour lan pour rien que pour bëgg a nekk manager bi kese pour am fa xëy toujours voilà ça s'est toujours passé comme ça mais man nag bon j'ai toujours eu la présence d'esprit ok su ma xam ne da nga bëgg a dem kaay yóbbul nangami bagage ngi acca ci ñooñu nag am na ci koo xam ne muy Assane Ndiaye moom billaay boo ko wax yow mi Assane Ndiaye baal naa ko de Ndiaye baal nga ko kay waaw leer na yàgg na xoolal ñëw na fii
jubale juróom-benn yoon. gis naa ci Iran Ndaw sax. waaw ñëw na juróom-benn yoon di la balu. déedéet waxuma loolu. ñëw na ci studio bii juróom-benn yoon. dama laaj grand. ba kañ laay teg voix bi. ma ne ko may ma ñi la fi jiitu bu ñu paree rek nga ñëw. pour la Ndeye Fatou. ay waay Ndeye Fatou dañ wax. mais boobu daf la marqué nag. départu Assane Ndiaye moom marqué na la. métti na la xam nga tax mu métti ma. parce que dama doon wax ne moom mooy sama dauphin. c'est tout. moom nga bëggoon jox relève bi. dama doon wax ne mooy sama dauphin xam nga boobu temps Wally woyul woyaanul kenn xaalitu sax day woy Wally était dans le football donc benn dauphin la amoon muy Assane Ndiaye. foofu sa yaakaar dafa tas. genre bu mel ni yow genre bu mel ni yow ñoo jaxase bopp bi xool toj xam ba mu xëy dem. waaw mais baalu na la wéy na sax baalu la. waaw baal naa ko amul problème. mais dafa xaw a yéex. dañ ko yéex a baal. ma jàpp ne kon loolu da nga ko ŋànkoon. Assane Ndiaye maa ngi leen nuyu Ndiaye dañuy wax leneen. ñu xaar seen diwo yéen ñaar. dina am. bu la neexee sax maa ngi yow sax ñu diwoo fii. parce que projet bi dafa yaatu. ndaw baat bu naqari bu boobaa. xam nga sa patron bi ma koy woyal wal faj dama ko woyal ne ko foog nga rab mu ne ma mais pourtant ba teg na ko ci temps. waaw. dañ la dégg ci benn interview nga ne Wally suy demati Bercy da nga koy bunge lu tax. Ndeye Fatou. xanaa dafa réussirul ba. ba da ngay sabati wala. déedéet. Wally nga réussirul la. déet damay laaj. non yaa ko tey. damay laaj yaa ma gën a xam ne que Wally réussir na Bercy bu baax. waaye nag buy demati. waaw. dinaa ko ngi am problème. dafa ñemewul wala. déedéet bul fàtte ne que Bercy bi Wally di doon dem bi muy am maa ngi dafa naa dama am liberté provisoire ay 2 semaines moom Bercy am jot man j'étais pas prêt pour dem parce que préparé wu ma ko déjà waaye incha allah buy demati Bercy dinaa ko préparer parce que Faramareen 1 mais Faramareen 2 te bu ci kanam sax ma jox 1 bi man ma jël 2. lu muy tekki loolu. ah. Faramareen 1 bi nga jox ko jël 2 bi lu muy tekki loolu. ku jur Wally du man ku njëkk a woy Wally du man yow koo fan du man. waaw ban kay jeex na ban kay ginnaaw maa jëkk way kay maa jëkk a judd maay baay bi. waaw mais Faramareen 1. moom mooy Faramareen 2. waaw mais 1 bi nga ko bëgg a jox ko. non dama ne bu ci kanamee sax ma jël 2 bi jox ko 1 bi moom. waaw loolu laa comprendrewul. parce que mu ngi koy ñafe. ah da nga ko day ñëw au top daal nekk première position. bañ a ñëw. ñëw na sax ba pare yéen mag ñi. d'accord da leen xaw a kii di. puusaale génération boobu noonu yëpp. merci beaucoup Wally. nga ne. puusaale génération boobu yëpp. day fàttu ay waay day fàttu. boobu génération yëpp. neel. puusaale sa papa rek. déedéet ñoom ñëpp. yemal ma foofu dégg nga. ñoom ñëpp la puusaale mais moom lu tax deful duo ak ni papa mi ci album en bonne et due forme waxuma ñëw grand théâtre soutenir ko wala dara mais benn album bu mu war a mën a génnee ànd ceeg Mapenda Ousmane Kéba ak Assane Ndiaye. mu ngi ci yoon bi mu ngi fii loolu ngay wax nii. di ngeen ko dina ko def dina ko. dafa génnagul rek mais loolu mu ngi fii. yow da ngaa rigoureux ci lépp loolu xam nañ ko macha allah. rigoureux man. waaw. ku la wax loolu yow mii rek da ngaa rigoureux mais des fois écart yi Wally di am ci colinam dina lay tàggu suy sol wala dinay jaar. di la nuyu non moom nag xam nga moom xale yi la maaseel jamono. xale yi li ñuy sol mooy ay pain xaw ma pain xaw ma coin tu comprends loolu nag moom dëgg itam du ma user itam ci sama droit de regard wala droit de décision ba na ko lii ci boobu wàll dama koy bàyyi mu sol li nga xam ne moom la maaseel ak ñoo maaseel jamono. ah di yow yaa ngi nii daa di robb nii
robe bu nice bi parce que man bi nga dellu si émission ba léegi guleet ma mës la gis sax nga door regard bi tu vois yaa may boole yeneen invité yi tu vois fi ne yeneen invité yi da nga may boole ñoom ñu ne nag yow laa beral noonu loxo. non man kay xam naa nekk dama nga beral loxo wax dëgg yàlla merci beaucoup tey jii gis nañu ne ci wàllu musique bi surtout musique sénégalaise richesse su parole amatu ci comme yéen seen temps ni wëy yi daan amee sens di am dégg-dégg léegi ku wuyul mbëggeel woyoo sëñ Touba woyoo Alaaji Malick wala Baye Niass gisatuñ ko. loolu moom dëgg pire nga wax. waaw pire nga wax. foofu yéen anciens yi ndax du ngeen ci am négg-négg xol. bon xam nga ku way murit bu way te muy dëgg ci yow bala ngay def dara di nga way suñu maam Serigne Touba ndax li mu fi def ndax ñu ko gëm ñu yaakaar ci moom ba suñu maam Seydi Hadji Malick ndax ñi ko gëm ñu yaakaar ci moom ba suñu maam Baye ñooñu ba suñu maam Limaamu wala suñu maam Cheikh na Cheikh Sadbu ñooñu kenn mënul leen jéggi ndax ku ci nekk dafa am lu mu def ci dëkk bi te xam nañ ne seen kiiraay dimbali na Sénégal ñooñu mais en dehors de loolu effectivement woyu léegi yëpp affaire mbëggeel la surtout mbëggeel comme les Américains les Français xaw ma ñoom pourquoi ñu daal di opté loolu je ne sais pas mais am na fii fait yoo xam ne woyoon ko nag moo doon gën parce que woyu mbëggeel mënul dem ci plusieurs générations mais am na wax yoo xam ne dafay dem sur plusieurs générations te ñoom pour le moment amuñu ci benn conscience et puis xam nga tam internet ak portable yi dafa leen yombalal loo xam ne ñun daf ñu jafe woon mooy lan déjà ci TikTok nga dégg benn woykat bu bees rapidement en 2 jours mu enregistré génn li muy génn teg ko ci ko table ji lendemain mu tourné clip am ñoo ne la haya maa ngi nii la ci man soo ko waxee li nga xam ne moom nga kii mën na la wax ne paa bi dafa soxor wala paa bi li ma wax te comme man j'ai un franc-parler je préfère rek comme ci émission yii nag laay profité wax leen ok yoon bi ñu jël du yoon bi nga xam ne mooy bi gënu carrément tant que génnewuñu ay textes yoo xam ne dafay nekk textes yoo xam ne du fi jóg ba ca kanam a kanam maanaam yoo xam ne daal foo ko tegee rek ñu ne tey la gën a am solo waaw mais bëggee rek I love you ma chérie naka mbëggeel ni la neexee donc de boobu moom franchement parlant mën nañ cee laal tuuti rek mais ñu wax yeneen yoo xam ne moo ëpp fulla woykat dëgg nu muy mel man waaw maa la wax loolu loolu dëgg maa la wax loolu mais critère pour mel ni yow yan la ko nit di mën a def ba remplir ko non damay draay rek woykat dëgg ni muy mel je ne sais pas xam naa daal c'est un choix man j'ai opté pour lu mu bind foo ko teg këru diine boo ko mën a teg mën nañ ko fa déglu ndax du ay waxu kasaw man loolu man c'est mon choix foofu ma déggee ci ne parole dafa am solo ci woy mooy base bi mooy ak lan non parole rek parole moom mooy base bi boo amee voix rock nag boo yuuxoo ñi ñi daw yaay am na yoo xam ne seen voix rock boobu bu ñu ci tegee parole yoo xam ne am na woykat yoo xam ne bu leen dégloo parce que yaram day daw ndax wax ji billaay man am na benn kii nu mu tudd encore sax ñaari frères yi joué guitare waay Pape et Cheikh xam nga ñoom dégg naa leen mu ne man maa tax muy woy mais man woy mësuma jooyloo mais bi ma déggee woy boobu kàccoor bi fooy làqoo sa diggante ak sa borom
way boobu dafa am fu mu ma àgg te mosuma xalaat ne way dina ma àgg foofu pourtant te su ma leen ko waxul woon ñoom su ma ko waxul woon ñoom duñ ko dégg duñ ko xam te pourtant mosuma leen ko sax woon mais boobu waaw boobu neex na la kon ci critère doon waykat daal non ci critère texte bi texte bi daal yow moom nga jàpp ne moo ci ëpp solo looy wax waykat bi nga xam ne bu defee cassette nga ne gongo bu demee di def kii di produire sur scène nga am lu la métti ba jóg ñibbi rek parce que ca base ba y a eu tricherie boo utiliser yenn machines yi nga def sa voix yenn kii nga xam ne day nekk voix bu mel ni lem tu comprends loolu bokkul nag ak live am na ñoo xam ne bu ñu woyee live nga ne loolu moom dëgg pire la waaw te daf fi bëri mais yow kon yow ko sama li nga yow nekk am nga yooyu ak ki la faute woykat bi la staff bi la woykat bi la boo nangoo kay ñu defal la tricherie ci studio bi waaw defal lay effet yokk bagage na nga ba boo woyee ñu ne nice mais yow xam nga ne yow li nga woy nii mënu ko jouer live mais faut jamais faire ça boo ko doon def pourcentage si woy yi bu doon 100% fii woy yi ñaata % ñoo fi nekk yooyu noonu parce que ñun public bi bu ñu koy consommer duñ ko xam mais il faut nit ki live pour ñu doog koo découvrir mais léegi y a tellement de jeunes artistes mën na ko quantifier ils sont beaucoup très nombreux nouveau talent yëpp koy utiliser waaw moo tax fii pour nga bokk ci projet bi am na lu mat 40 et quelques artistes yoo xam ne kenn xamul leen góor ak jigéen nag mosuñu woy fenn mosuñu woy studio xamul leen kenn mosu leen dégg mais biñ ñëwee bëgg a bokk dañ leen ok taxawal woyal sans musique sans dara ma déglu la nga woy pour nga mën a xam soo mënee daan ne ok am na ñoo xam ne indi nañ fii seen doom ma ne ko non kii ba dafa dese ok musique sénégalaise damay dégg ñu naan xarfa xuufa yi def ci bëri am ñuy joxe sax xarxa fuufa gis nga mënuma ko sax wax léegi am ñoo xam ne ñu ne sax il leur est arrivé ñu war a wëy ñu téye seen voix ndax mës na la dal sama baat day wax dëgg yàlla Njaay kenn mësu ko téye bu fekkee ne am na ku ko jéem tam tële na waaw ndax loolu moom mësuma ko vivre dama dégg sax ñu naan ndox mu sedd ak ay yooyu yëpp day kii baat man ndox nu mu gën a seddee mën naa ko naan ba sama kollu fees mu ñëw woyal la yàqalu la dara déedéet Njaay xaw ma nag mais li nga wax nag bon du fiy jóg xam naa ne tam lu am la parce que gis naa ñu mosoo dund dara ci seen loo xam ne jàpp nga ne mystique da cee lalu sa carrière non mas naa gis nag dem siyaare si Ablaye Mbub mas na xëy rek ñu korte ko ba gémmiñ gi mooy loolu moom gis naa ko bi mu demee ba ñëwaat lépp nekkaat normal loolu moom gis naa ko yéen ñi nekk chef d'orchestre nu ngeen di def ba entretenir seen ay musiciens sonn rek Njaay tiire la jàppal par la kër rek xam nga di suul bëkki suul bëkki bari bor lool Njaay il faut que matériel bi dund matériel bi nekk fi musiciens yi il faut que ñu nekk fi léeg-léeg mu dox léeg-léeg du dox foog ngay génne ay album pour nekk d'actualité la foog kon album yi wutukaayu xaalis la quelque part léegi non da nga koy def pour nekk d'actualité bañ a xewi parce que fii tam ñu xewil la fii tam ñu xewil la maa ñu fàtte la benn la rek mooy xewi ak fàtte fàtte la ñu ñoom ko bàyyi benn la kon da ngeen koy def daal pour di yeeslu waat nit ñi di yeeslu rek Njaay pour nekk d'actualité wallaay xam nga léegi li gën a métti ci artiste yow nga engagé ma ba pare nga perte boo xam ni waaw public bi moo ñëwul loolu ni muy def artiste mës na la dal 1-2 fois waaw ci sa carrière la foog nit jël la
nga war ko tëggal mu perte dina la fay reliquat bi dama koy may reliquat ba loolu ñëpp la dal ñëpp nga ubbi woon fii penc mi sama genre gi jàppoon ne réparer peut-être injustice la pour cosaan mi fi nekkoon am ñu fay tëgg am ñu muy jafe lool pour ñu am ci accès waaye penc mi budul coon du waal yi keneen tamit gisuma ko ca injustice bi réparé wu na ci yàlla lu waral loolu ana yeneen artistes yi lu tax duñu produire ci penc mi ñu ne penc mi dafa rëy trop day weeraate mënuñ ko feesal waaw loolu la ñuy wax dafa rëy trop dafay weer artiste lu ma ci man loolu excuse la ci artiste bu gëm boppam lu ma ci man Njaay ko wax mun la kan père père daal yóbbu ma feneen rek déedéet billaay ku dul coono ku dul waali ñeme woo ko dékku penc mi ça fait 1450 places la moo tax bu fa 200 personnes nekkee day mel ni 15 personnes loolu de loo ci teg ubbi Sorano dem Sorano loolu mooy problème bi nag c'est ça le problème franchement ba ñoom bëgg nañu mais dañuy ragal waaw fa la émission ba jeexee comme ay ragal daf ci dugg moom falaa ci pare Papa Thione ma bàyyi la nga tàggatoo Ndiaye ay waay Ndeye Fatou bi yow moom bu la monsieur jàppe waaw di remercier Ndeye Fatou Ndiaye ndeysaan waaw comme yàlla may nañu ba ñu nas ko ba def ko kon yàlla nangul nañu di rafetlu waxtaan wi lool may jégalu nag ci sama gars yi lépp loo xam ne rek wax bu tegginuwu la wala bu jaaru yoon rek xam ne damaa juum waaye bu sama coobare yow moom jégalul gars yi man mi yow jégalu waaw dinaa leen jégalu parce que damaa xaw a nooy dama xaw a nooy si émission bi dama laa may lu bëri émission bu métti la ci man ndax xaw ma nu ma lay najee xaw ma fu ma lay jaar xaw ma nu ma lay def dama lànk lu bari man maa lànk lu bari ma bàyyi la ci nag ah kon ma jéggalu leen Njaay jéggalu gars yi maa ngi leen di jéggalu kon ci loolu noonu maa ngi leen ciy jéggalu di leen di jaajëfal ci seen teewlu auditeur ak téléspectateurs yi doon teewlu sorti di jaajëfal nag sama cheikh El Hadj Saliou Bey maa ngi koy jaajëfal bu baax ak soxna Mami sama naataango di ko gërëm di gërëm nag ñëpp ñu doon teewlu Demba Thiam dem Podor ci montage bi oustaz Assane Diouf ci coordination bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah